ziaraate mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo di leen wax ne tey aussi dañ déplacé waa ñëw ba fii ci Thiaroye ñëw seet si un promoteur un ancien promoteur këj na tëgg làmb mais si un promoteur actif nekkoon fi nag di tëgg ay làmb ci banlieue bi marqué fii empreinte am mën naa ne parce que bëri na fi tey ay champion yu nekk ci làmb ji di prouver nekk au plus haut niveau ki ma seet si tey tëggal na leen ay combat ba ñuy mbapat maa ngi seet si Alaaji Diaw plus connu par Mbekh Production ku dégg Mbekh Production ku ko dégg mën naa ne ci côté yii nii xam nañ bu baax a baax ne dafa bay waaram ci làmb ji moom lañ ñëw seet si tey fas yéene séq ak moom waxtaan parce que daan na tëgg ay làmb tout le temps mais benn instant ça fait des années gisuñu mu tëgg làmb on s'est dit que est-ce que dafa bàyyi wala nan la demee bokk na ci li tax ñu déplacé wu tey ñëw seet si ko gars yi bàyyi leen xel ki ma dalal kii di Alaaji Mbekh Production moom laa ñëw seet si tey. Mbekh nuyu naa la. seen naa ñu ngi lay fay bu baax a baax. ci loo ne. maa ngi sant yàlla comme d'habitude. naka yi tey. santaat yàlla dolli di gërëm yonent bu baax a baax. gën nañ gisee. dañ na tey seet naa. dañ na ndeysaan. lan ngay nuyoo ñi lay seetaan. waaw li may nuyoo mooy comme ni ko gars yi di waxee rek comme ci actualité làmb la ñuy waxtaan. di santaat yàlla gu wér loolu moom daanaka miis nañ ko ci gémmiñu gars yi. di julli ci yonent bi di sant ndey ak baay di gërëm waa Thiaroye bi baax a baax ci ñàkk seetaan gi ñu ma ñàkk seetaan ak di ma jàppale gu wér di nuyu ci loolu di nuyu monde entier di nuyu Sénégal jeex na. loolu ngay nuyoo Alaaji Mbekh Production wala Mbekh Production histoire bu yàgg la wala ancien la. waaw Mbekh Production Alaaji Diaw mooy sama vrai nom quoi mais Mbekh bi dafa nekkoon li nga xamante ne moom mooy surnom ñu bari bu ñu la gisee xam nga Alaaji Diaw Production bi sax dañ koy teggi def Mbekh Production comme lépp daanaka xam nga rek sotti ceeg def ci la. ndax ku mel ne garçon sax des fois mu dégg xam nga la donkin waaw loolu ne day nekk tur yoo xam ni dalay dab ci biir programme quoi ci milieu showbiz bi day am tur yoo xam ne ay turu boppam lañ ndax dañ la ciy dab noonu la demee quoi looloo andi Mbekh Production bi. d'accord mais Alaaji Diaw mooy tur bi mais Alaaji Diaw léegi nekkatoo promoteur da nga bàyyi tëgg la. non loolu moom deewuñu ko gënal quoi ndax làmb moom dañ ko bëgg quoi làmb dañ ko bëgg mais souvent. da ngay xuus ci benn mbir di ci xuus nga dem ba daanaka xam nga di ci gis loo gisul woon loolu mooy tax des fois liñ naan xam nga rek reculer pour mieux sauter quoi loolu moo tax ñu def tekk di xoolaat yoon bi quoi waaw noonu la demee. ku la xam la ci tëgg ay làmb. waaw xam ma ci tëgg làmb nag bu baax a baax c'est parce que làmb moom ñaari comme li ma la ko waxee woon suñu émission la l'autre fois quoi ne la làmb dafa nekk soo xamante ne maanaam ñun dañ ko bëgg daan ci dem ay mbapat di ci dem ay mbapat bi yàlla dogalee ñu ànd ak suñu génération bëgg bëre suñu yaay nanguwul rek suñu contribution ci làmb mooy jàppale gone yi baax a baax di leen tëgg. sa histoire ak làmb fan la tàmbalee maanaam bi ngay commencé tëgg ay combat nan la commencé yow yaa jékki-jékki rek jël say fonds propres commencé di tëgg wala dafa am ñu la daan dénk ay business pour nga tëggal leen ay combat wala nu mu demee woon. waaw comme ni ma la ko waxee li nga laaj tamit laaj nga ma laaj bu am solo quoi ndax làmb foo ma toog sax fu ko wax quoi foo ma toog rek mën ko wax ndax làmb am na ñoo xam ne daa leen di bett am ñoo xamante ne peut-être seen passion la quoi. mu làmb nag lu ma bett la woon bee ma koy tëgg mais dem naa ba ci biir mu doon lu ma neex a neex dañ naan ndimbal ak yërmande bu nekkee ci sa dënn ñu nga judd ci ñu yaree la ci rek lépp lu mu doon rek mën nga cay def sa ndimbal ak sa yërmande sama ndimbal ak sama yërmande mooy daan nañ ànd ak ay champion yu mel ne ay Mbaye Gueye Faye ay Aliou Seras yenn booy dem combat ñeneen ñu dañu am combat te promoteurs yi business intérêt moo leen ci ëpp lu leen ci bàyyi maanaam bu ñuy mbër bu am mbooloo la ñuy tëgg ku amul mbooloo te mën a bëre peut-être duñu la tëgg ñun nag ñu doon geesu yenn champion yi ba taxoon ñu joxoon suñu ASC ne leen ñii pourtant bu ngeen cotiser waa ASC bu tëgg ñii nii di ngeen am xaalis. ban ASC la woon. ASC Darou Salaam. ASC zone 5 Darou Salaam. waaw zone 5 Darou Salaam. ba léegi mu ngi fi moom mooy koñ bi ma toog nii di wax. koñ bi ma toog nii di wax waaw. yéemaan laa leen tegal ay làmb bi ma paree nag comme maa doon giitu ci kanam ci programme yeeg yooyu après bi gars yi reculé dem yóbbu seen rentabilité def ko ci seen programme nawetaan après champion yi ci man la ñuy mujj tuuru si daan ñëw sama gàlla ci sama yaay di bàyyi photo ñeneen ñi fa bàyyi photo ñeneen ñi dafa bàyyi numéro téléphone su ma ñëwee woote ñu man la champion di damaa bëgg nga tëgg ma liñ naan koo xam noo koy def rek naam la defa tax quoi loolu moo ma gënoon a bàyyi ci làmb. surtout benn instant nag nga commencé di jël say fonds propres yow ku la xam la ci tapissier. waaw tapissier mooy sama profession ba fi may wax ak yow nii su ma fi jógee atelier laa jëm. ba fi may wax ak yow nii ba jusqu'à présent gisuma luy tax ñu bàyyi ko ndax comme li dal Youssou Ndour ñu naan xam nga Youssou Ndour am li mu am ci àddina Modou Lo am li mu am ci àddina papaam yor firgo net ba tey papa Youssou Ndour boo demee village artisanat ba léegi da nga ko fay fekk muy toog di liggéey loolu mooy métier di ñaaxaat ndaw ñi nga xamante ne ñoo nekk ci milieu làmb kenn ku ci nekk da ngaa war a am métier
di liggéey surtout loolu ndax métier mooy tax nga mën a yor sa bopp soo gisee làmb ak soo gisul làmb nga mën a yor sa bopp ndax ñun promoteurs yi sax kenn koo ci wax boo demee da nga koo fekk mu yor métier am di sensibiliser jeunes yi ci point boobu point d'intégration boobu ñu ci taxaw di ci bàyyi xel di am métier di liggéey waaw. d'accord léegi benn instant Mbeex nga commencé di tëgg ay làmb di tëggal booy mais da nga nekkoon un gars boo xam ne mën naa ne comme li nga expliqué da nga daan demee yërmande mais say programme dafa daan jaar yoon secret bi lan la. waaw suma programme jaar yoon bi secret gi mooy xaal bi may waxee nii noonu laa doon waxee mbër yi rek xëy na sama làmb jotul woon a àgg ci CNG jotul woon a àgg ci fenn foo xamante ne maanaam dañuy justifier ne ñu ngi doxee ci règle ju normal mais damay taxaw ak mbër nii mu toog ma toog comme ni may wax ak yow nii waxu nga waxi gor ne ko nag sama waay nga sama xarit nga sama làmb nag soo ko yàqee sa bopp nga yàqal sensibiliser dafa am solo ci mbapat am na ñoom dañuy tëgg mbapat rek dégg mbapat riiru mbapat daal dem tëgg mbapat man mbër damay wax ak yow lu toll ak presque 2 mois di préparer sa combat di ko monter di la xamal méthode bi nga war a ñëwee kii ñëw sa ginnaaw di la yàqal et puis moom xam nga maanaam yàqalul boppam yow lay yàqal di la sensibiliser ba nga xamante ni yow mbër man gis naa ba tey sama làmb supporter wala amateur ba koy yàq mbër bi ne ko naajtee ko ne ko làmb àllaaj jaw la bu bul ko yàq parce que dañuy xam li ma ci daj et puis sonn ceeg ñoom di am ceeg ñoom benn affinité bu doy waar boo xamante ne dañ daan toog di ci waxtaan te duñ ci réeroo noonu la demee yee mbapat amoon solo lool bari na fi ay mbër yoo xam ne mbapat lañu defee seen formation ci lañ daan dem di bëre di jàng bëre ci lañ daan dem di compétir des fois da nga naan gis ku dem ba toj làmb toj mbapat yi ñu ne la xolal kaay dem bëre ji arène noonu la fa daan demee mais mbapat amatul bokk na ci li tax tey des fois da ngay dem stade gis ay boo yoo xam ne day leen ñii maanaam jaaruñu mbapat bëri bi day des yaa may dégg mais le fait que mbapat amatul alaaji loolu est-ce que jàppoo ni déjà bokk na ci li gàllankoor làmb waaw bokk na ci liy gàllankoor làmb man daal li ma lay ñaax ci côté boobu CNG bu bees bi encore une fois nañ jéem a couvrir promoteur yu ndaw yi xëy na man sax liñ naan bëtu taan xeeb na mais du melentaan comme ni ko Baye Sira doon waxee au temps comprendre wax ci baax te borom bitigu mbagg boo gis boo xaree xol ba magasin nga jay fekk ñun fi mu toll ni tey mën naa ne suñ bët jéggi na sax maanaam ay tëgg mbapat mais yeneen jeune espoir yu tolloon fi ñu tolloon bëgg a tëgg ay mbër ànd ak ñoom ndax man ay champion yu mel ne ay Siteu ay Baye Ndiaga ay Siteu ay ñaq jëriñu ay Aline Sey numéro 2 comprendre wax ci baax ay Mbaye Dieye Faye xam nga et cetera boo xee ay Pakala bu Lamsar ñoom ñëpp damaa jaar ak ñoom foo xamante ni def ak ñoom ay procédure yu doy waar ci wàllu mbapat ba génne leen ñoom ñëpp diggante caare benn baraag yëmbal Kër Massar buun booy bu fi génn ay aba booy bu fi génn ku lim jum booy bu fi génn gannaaw yàlla ci sama loxo nga jaar génn mooy dama daan tëggal mbapat di ko enchaîné ba dem ba sa waa koñ ne la carrément ñun suñu supporter xaja duñ ci bayal bii nga dem seeti Serigne Modou Niang 72 heures yi nga daan tëgg fii nii mbapat yi mbër yi daan jóge fu ne da ñëw di compétir ay ñoom Marley fii ay ñoom armée yaa ngi may dégg ay ñoom moustique yaa ngi may dégg ay ñoom Baye Tafatir ak ñeneen daan ñëw di ci compétir mu daan nekk une réussite totale yaa ngi may dégg 3 jours yi vendredi samedi dimanche gars yi dañuy ñëw bëree ba final ki ko jël nga jëkkati mise bi teg ko ci loxoom yaa ngi may dégg loolu gisatuñ ko fi mais alaaji maanaam est-ce que mën nga lim champion yi nga xam ne bëri loo nga leen parce que man xam naa mais am na ñuy seetaan ñoo xam ne xamuñu champion yoo xam ne tëgal nga leen mbapat te tey ñu ngi nekk ci arène bi di prouver waaw champion yi ma tegal mbapat ñu nekk ci arène bi di prouver ñenn ñu ci nekk daanaka tey par exemple mën naa ne soo koy wax fii ngay fanaan ku mel ni ay Koña ku mel ni ay Aline Sey Junior Koña tëgal nga ko mbapat waaw ku mel ni Siteu tëgal nga ko mbapat Siteu ay Ama Baldé fanaanoon nañ sama avance yàlla dogal ñoom ay premier koy bëgg a tëgal combat boobu la dem bëri ji arène waxtaan teeg Gilles Baldé man ak moom Ama Baldé xëy na mën na bañ a xam li wax mais Alaaji Daawda xam na Alaaji Daawda mi yoroon engagement bi ak Mbaye Diaw bi nekk Italie xam nañ bu baax doxoon ci ba lépp sotti kon donc mbapat ñun duñ ci gan ay imposé bu Zakirat ay Jos 3 di bëriloo ay ndaanaan yoo xamante nii xam nga ay Cag Junior bu écrit Boy Niang waaw noonu la demee ñoom ñëpp bëriloo naa leen finalement après boo demee ba ci biir ñooñu nag li ma ciy wax ñoo gënoon yaru jeune espoir yi mujj feeñ ndax jeune espoir yi mujj feeñ da ngay gis ci làmb loo xamante ni peut-être maanaam yow ci mbapat ba doo ko wan mbër mi doo ko wax mbër mi mais da nga xam ne si mbapat bi jeexee dootuma tëggaat beneen parce que sama làmb yu mujj dafa am ay violence yu bari yoo xamante ni yeneen jeune espoir yi fi mujj ñëw xamuñu nit ñi mbapatoo man mën naa ne banlieue bi combat Siteu ak Aline Sey Junior combat boobu ñu ngi fa dem nañ ba amatul lamp te ñaari mbër yi taxaw nañ taxawaay yu bëgg a bëree ndax ñaari gladiateur a ngi noonu ndax ñoom ñaar dañoo toj banlieue bi ba kenn xamatul kan moo mën sa morom Siteu ak kii nu mu tuddati Boy Diop ak Aline Sey Junior bi ñuy bëri terrain yëmbal noonu la lamb ji métti na trop mais ci jàmm la mujj ci léewatoo la mujj mais booy yu mujj yi dañoo ragal dañuy yàq lamb loolu moo tax ñun ñu xaw a reculer tuuti pour xooli la ca kaw léegi nag instant bi nag alaaji fan lay jaar pour dugg ci làmb ji
dagg licence promoteur commencé di tëgg ay làmb yoo xam ne ci arène bi lay nekk puisque mbapat yi instant bi demee na nu mu demee instant bi fan ngay jaar déjà est-ce que am nga ay voies yoo xam ne war nga ko mën a emprunter pour nekk un promoteur dem di tëgg ci arène bi di tëggal jeune espoir. waaw mën naa ne lamb tey promoteur tey bu doon roi des arènes ñun mbappatu nañ ci quoi promoteur bu doon roi des arènes rek ñun mbappatu nañ ci li ci des nag xëy na la ñuy xaar am nañ ci expérience te duñu gan ci lamb ndax lamb dañ ko tarbi bu baax a baax comprendre wax ji baax léegi nag li tax ñu war a mën a tëggi lamb ci kaw loolu autorités yi nekk Thiaroye yi ñu ngi ciy waxtaan ak benn ñaar ñett am na ci ñoo xam ne peut-être intéressé na leen ñu ngi ciy faral di diisoo waxtaanu biir néeg liñ naan mbër day loolu màgg daan te ku ñëpp xam foo jëm it daanaka doo gaaw a àgg mais maa ngi ciy waxtaan ak ay bonne volonté yi dëkk Thiaroye surtout ci milieu bi ma dëkk di waxtaan ak ñoom ndànk-ndànk di waxtaan ak ñoom ndànk-ndànk di suivre làmb nag di xool xam nga autorités yi dëkk Thiaroye. waaw ñu ngi ciy waxtaan ndànk-ndànk waaw ay politi am na ci ñoo xam ay politiciens lañ am na ñoo xam ne ay bonne volonté lañ rek bëgg jàppale nit waaw ñu ngi ciy faral di diisoo pour xool xam nga bu làmb ci melaatee ni mu mel tamit mbas mi tamit ñuy ñaan yàlla jëlee ko fi bu baax a baax ndax yu bari la gàllankoor ndax football bi Europe ak maanaam fépp ci àddina boxe beeg dara doxul quoi ñuy ñaan yàlla nag yàlla xam nga teggil ñu ko ak jàmm ba ñu mën a xam nga rek kenn ku ci nekk dellu ci say activité waaw ñu ngi koy. mais benn instant est-ce que ba léegi da ngay delluwaat ci tëgg da nga bëgg tëgg ay làmb mbapat ba léegi wala. waaw ndax mbapat nag mën naa ne génnoon na sama xel mais am na ay jeunes espoir yoo xamante nii xam naa ne man kese maa leen ci mën a génnee ndax li ma mënoon ci mbapat gi surtout ma ci banlieue bi kooku mën ndax man dama doon tànqamlu nit ñi da nga doon toog say xarit sax ñu lay gëmloon ay làmb mbapat day yàq booy ku dugg ni di lay expliquer yoo xam ne mais après da ngay sensibiliser booy di tëggaat mbapat da ngay gis ni mu mel ni mu war a mel ku tëgg stade Amadou Barry tëgg stade xam nga stade bi nekk Géej waaye Njaareem Malika aussi tamit daanaka tëgg nañ ko presque stade yi ci banlieue bi yëpp ba ci Petit Mbao presque stade yëpp daanaka ñam nañ ko di bëraloo booy ay mbapat kon tey mën naa nañu làmb duñ ci gan mais am na ay jeunes espoir yu ndaw ndawaan yi ma gis ñoo xam dañoo bëgg làmb beneen révélation bu jug boo xamante ni su ma leen ci génnewul ragal naa dinaa nekk ak ñoom ci banlieue même bu dee benn 1 an minimum 1 an dinaa ko nekk ak ñoom pour ñu génn ma wanaat samay moromi rak wan leen yoon bi ma doon jaar ba tëgg mbapat mu daan jaar yoon su ko defee ma bàyyi leen ak loolu xooli leneen mais instant bi moom da nga bëgg a doon promoteur ci arène bi. waaw actuellement nii sincèrement parlé ci loolu laa bëgg a nekk nag Mbekh Production instant bi décision bi mooy dugg ci arène bi fas yéene tëgg ay combat lutte avec frappe licence bi gars yi nee nañu wàññi nañ ko déjà kon yow sa entrée en matière nan nga koy préparer instant bi. waaw suma entrée en staff li ma koy préparer mooy d'abord maa ngi waxtaan ak suma staff bi nga xamante ni depuis presque ay xale yu ndaw la ñu woon di dem jamono ji may tëgg mbapat ñu amoon cofeel sonnoon ci man trop ku ci mel ni Papa Maguette Ibulaay aussi tamit dafa amoon problème maa ngi ñaan yàlla teggil ko problème yi boobu ñëwaat ci terrain bi ak yeneen boo yoo xamante ni maanaam su may toog di ko lim presque fii la ñuy fanaan ñoom it ba léegi ñu ngi taxaw fas yéene xam nga rek gérer ci suma staff gérer ci comme ni ñu ko daan gérer mbapat gunge moom te moom mu attan même bu dul dara sax ñoom ñu ma daan gën a ñaax ne ma jaw da ngaa war a tëgg ci kaw jaw da ngaa war a tëgg ci kaw mais jaw da ngaa war a tëgg ci kaw li ñu naan ku wéet xam sa bopp quoi comme boobu xam nañ ñun lañ toogaale peut-être matewu ko da nga naan leen waaw rek ndax liñ naan lépp yéene la quoi da nga naan leen waaw di togg li ngay togg ba mu ñor bu ñoree nag ngeen doolu àndandoo dem arène mais actuellement nii li gën a taxaw mooy maa ngi préparé suma staff bi nga xamante ni moom laa war a àndal dem stade ci loolu laa taxaw nii point. ok léegi aussi est-ce que laajul tamit nga woo autorités yi kon tudd leen nommément ne leen nañ ñëw jàpp ci na ñëw jàppale la parce que doomu Thiaroye nga doomu banlieue bi nga da nga bëgg yow tamit yaa ngi daan bay sa waar temps bi ngay tëgg mbapat mais instant bi da nga bëgg a dem ci arène bi gars yi nañ ñëw jàpp ci financier. waaw li nga wax moom dëgg la moom gis nga man même bi may tëgg mbapat boobu la am mbapat presque dama ci daan def lu toll ay 480 000 francs ci ay combat mbapatu bayal